États-Unis ça veut dire que nit ki warul limiter boppam te yàlla moom fekk mi ngi ciy bàyyi nit ki mi ngi am wërsëgam quoi ça dépend ci moom mu limiter boppam rek wala mu am ay ambition mais Kona nuyoo bi sànq gudd na kon du la bàyyiwaat nga nuyoo d'abord rek ma wax sa tur rek pour que tey ma bàyyi mbër bi tuuti waxtaan ak oui. waaw man nag sama tur dëgg-dëgg Cheikh Abdou Khadir Djeylani Konaté la. bambara yi di ma woowee Gawsu. parce que man bambara laa. parce que bu ñu la tuddee tur bu mag dañ lay woowee xam nga Gawsu ñu ngi ko tuddee ci xutbul xawsu. yàq baat bi mu doon Gawsu. donc Konaté laa sant moo tax ñu naan ma Kona. waaw comme ni c'est la diminution de mon nom de famille quoi. comme ni alpulaar yi wax Maodo. waaw Maodo waaw kay. mooy ki mag tuddee la ku màgg ñu ne ko Maodo waaw ndokk. waaw mi ngi noonu. ndokk luy naaw neex a sànni. damaa mën ci bii boor mën ci bii boor. ndokk ni ngay gisee. ku ci xuloog yow tooñ léegi ñu ñëw ci waxtaan bi cité APEXI Tivaouane Peulh. depuis des années ngeen dëkk fa mu doon zone de recasement mais depuis quelque temps comme ni nga ko waxee des délinquants financiers. foncier mais financier à part que foncier bi yëpp seen xaalis lañ yaakaar pour mën a ñëw di jël ay alalu jàmbur. effectivement korog nag ngeen def ci point de presse waxtaan ci woo taskatu xabaar yi bëgg nañ nga gindu ñu leeral ñu réellement kañ ngeen ñëw foofu parce que autoroute à péage moo leen déplacé woon nga wax ma yan gox ngeen jógee ba ñëw foofu ak ci yan condition ngeen fa ñëw woon balaa ñuy dugg nag ci yokku waxtaan wi. waaw asalaamaaleykum encore donc di rafetlu question bi. day Olof Njaay da naan lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole. te ku sàcc mbaamum lawbe jaay koy géwél mbaam ma feeñ. war nga see séentu coow donte ñaari fan la. billaahi. dañuy waxtaan dégg nga ku sàcc mbaamum lawbe jaay koy géwél mbaam ma feeñ war nga cee séentu coow donte ñaari fan. coow kay si nag mbaamum lawbe la. coow kay dara ca bari. ak si mbaamum lawbe la donc du coup zone de recasement la. APEX moo yoroon projet bi. entreprise bi tudd APEX. moo tax ñuy woowee site bi APEX mais zone de recasement Tivaouane Peulh Kër Massar. kon zone de recasement soo ko déggee rek mooy ku ñuy recaser am na fu ñu ko jëlee. on est des impactés. les personnes affectées par le projet ñu ñuy wooyee PAP. ñu jëlee ñu ci autoroute à péage bi fi mu jaar. piste 1 piste 2 Pikine irrégulier sud. ñu recaser ñu fële di cité APEX yóbbu ñu fa mu nekk zone de recasement comme son nom l'indique. balaa ñu fay yóbbu aussi dañu jox benn agenda wala benn cahier de charge boo xam ne plus de 200 wala 198 pages. nga xam ne tey li war a am ci cité bi ak li fa warta am ak li fa war a am ak lu ñu ko war a def yëpp dañu ko wax ñoom. jamono boobu Ndong moo nekkoon directeur APEX un certain Ndong. kon tey ñu indi ñu foofu. wan ñu plan directeur aussi. mu nekk titre foncier 6043R. mu dem ba géej comprendre nga fu may waxee. ñu indi ñu foofu xamal ñu ni fii ngeen di dëkk. fii lañ leen di indi sunu papa yi dañu bañoon au départ parce que foo dëkk tey benn 40 ans dëkk foofu benn 50 ans ñu xëy bis ne dañu la fay jëlee dafa métti. mais ñu nekk ay patriotes dañoo mujj yëpp ñu ci ay car yóbbu ñu pour visiter loo ñu site bi pour ñu mën koo bëgg. mais heureusement wan naa la léegi affaire bi. vidéo bi bi ñu ñëwee suñu papa yi gis site bi nu mu mel nga xam ne tey ni ko Ablaye Wade liggéeyee parce que Ablaye Wade moo defoon projet bi ak avec la Banque mondiale. ñoom ñoo financé woon projet bi. ñu tabax ko visible ko nga xam ne tey cité APEX moo ni ñu ko defaree moo gën sax Almadi. defarin ku fa mës a dem rek boo ko gisee moo dàq sax Almadi. assaini visibilisé lépp courant beeg ndox meeg lépp ci suuf amul fil sax buy traversé ci kaw. nga xamante tey dañu bëggoon changer nekkinu doomu aadama yi. nga xam ne daanaka Afrique de l'Ouest dégg naa Afrique du Sud dong la am. site bu mel noonu. kon bu ñu fa yóbboo sunu papa yi ne nañu nangu parce que état moom moo soxla te état c'est toi c'est moi c'est nous. comme ay patriotes lañ ñu nangu jóge foo xamante ni dañ ñoo déraciné presque. dig ñu nag ay mbir tey bu ñu ñëwee ñu wan ñu plan directeur wax ñu ne parcelle site bi 2039 logements la war a am. 2039 kër. la war a am ba tey man waxu waa APEX ak état laay wax de nekkul man sama wax de ñoom documents yi ñu jox ak plan directeur bi ñu jox ñoom ñoo ñu xamal lii may wax nii ñoom ñoo ne zone bi 2039 kër la war a doon te ñëpp ay PAP la ñu war a doon ay impacté ay recasé. foofu boo mënu faa génn kenn mënu ko jaay recasé xanaa ki ñu recasé mu am soxla jaay këram ki nga xam ne daf koo jaay kooku PAP lay doon parce que moo koy transférer ay droit am mais bu dul PAP jaay la wala recasé wuñ la APEX mënoo faa dëkk ñoom ñoo ñu wax loolu. mu leer nañ kon tey jii. ñi fa dëkk tey doon ay PAP ñu wan leen ne leen fii place publique la fii place école la fii place hôpital la pour bu dëkk bi màggee fii c'est réservé aux enfants fii c'est réservé ay bande la yoo xamante ni usage à haute densité mixte la tey mën nañ fa def lu nekk sauf usage d'habitation. léegi nag lu sotti am borom ngeen am ay gan. gan yooyu nga doon tuddee ay délinquants fonciers. ñoom lan moo leen boole ci coow li tey ji waaw moom laay wax léegi ne la ku sàcc mbaa moom la bi foofu laay ñëw.
tey ñun li may wax nii ñoom ñoo ñu ko xamal état du Sénégal ak ki nga xamante ne mooy APIX ak ñu yoroon projet bi. AFD Banque mondiale et cetera. kon donc suñu ñëwee ba dëkk foofu ñu xëy suba ñoom ñu waxoon ne espace yi nii c'est pour lii ak lii ak lii def ko ci plan directeur bi. domaine état du Sénégal APIX et cetera gouverneur ñoom ñëpp. parce que mu ngi jóge au sommet de l'état. parce que nit du weddi boppam sàkkamtuma ak un état. ñun acte de conciliation yu ñuy def gouverneur moo ko signé. acte de conciliation yooyu tey jii mooy sunu titre foncier. loolu c'est déjà dit mais ñi ñëw bees maanaam loolu ñu tegoon lépp ci cadre de vie bi ba lotissé dëkk bi ne fii la kër yi mën a yam fii la espace mën a am fii leen mën a dëkkee fii leen mën a football fii leen mën a foyi léegi nag ëtt ya ngeen bàyyi woon daa am ñu ko bëgg a foqati ci yéen di fa def loo xam ne digaale woo leen ko woon. ci loolu laa nekk nii dafa am ñu fa ñëw indi fa ay faux baux parce que APIX titre transféré la kenn mënu fa am bàyyi mënul nekk léegi nag ñi nga xam ne ñoo defoon loolu ñoom ñoo weddi seen bopp defe naa doomu aadama sax du weddi boppam waxuma la ak état warul wax ba pare weddi waat boppam donc jamono bii may waxee yow dafa am ay délinquants fonciers avec la complicité de certains habitants de la cité parce que ñun collectif la nekkoon collectif bi dafa am ñu ko jiite woon te ñi ko jiite woon ci biir cité bi lañ dëkk pour défendre l'intérêt des papes mais ñooñu ñëw mujj avec la complicité des gens des délinquants fonciers bëgg a lor askan bi bëgg a jël moomeelu askan wi te ñooñu bi ñu leen di jiital tey mu ngi mel ne rek avec jamonoy esclavage tubaab bi ñëwuñu fii rek jàpp ñu jël ñu jaay ñu dafa amoon ay complices et ces complices là maam traître yooyu ngeen baal ma si moo bi ba tey ñoo ngi fi seen i sët ñoo ngi fi te nu ñu mën a def ba jaay seen askan dañ koy def mais la population de la cité APIX dafa nekk population bu wow koŋ bu yeewu bu njàccaar mi nga xamante ni tey ñoom liñ ñu waxoon yëpp nañu ñoo ko moom ñoom ñoo nañu woon yéen a koy sàmm état du Sénégal ak APIX ñoom ñoo ne woon gis nga lii ñu leen jox nii bu ngeen sàgganee ay nit ëllëg dinañ ñëw nangu ko ci yéen na ngeen ko sàmmal seen bopp moo tax ñu constitué wu un comité inter-ILO ñu naan ko SICA taxaw faire face ak délinquants yooyu ne leen fii bépp détournement d'objectif bu fi mënti am du fi mës a am du ngeen mës a détourner objectif bi nga xam ne moom la amoon suñu papa yi bu ñu ñëwoon dañ leen di tàllal plan bi ne la boo tegee sa loxo ñu ne lay foofu du pour dëkkukaay foofu du pour dëkkuwaay nga teg sa loxo fu ñuy def école ñu ne la non foofu pour école la war a doon nga teg sa loxo ci bande yooyu tey ñu bëgg a lewal ñoom ñoo ne ñu woon c'est pas un usage à habitation kenn waru faa dëkk moo war a doon poumon wu dëkk ay espace haute densité mixte la dañ fa war a def ay place ay manège et cetera yi nga xam ne tey nit ñi dinañ ci waa cité habitant de la cité dinañ ci mën di liggéey wala dinañ mën a am dara loo xamante ne tey économiquement day dundal cité bi ñu def ay place yoo xam ne ay place publique la ñu war ko équiper ak ay garab mu nekk poumon mu dëkk parce que dëkk xamoo tey ji baal ma jox waaw parce que dëkk xaar ma daane parce que dëkk warul doon béton kese dafa war a am poumon léegi nag épanouissement boobu noonu ak ki nga xam ne cadre de vie bi moom la délinquant foncier yi bëgg a salfaañe te loolu lañ dul nangu xam nga ça ji fi leen état bi dóoree mooy ba leen jox suuf sa na leen yéen a koy sàmmal seen bopp boo doon deful nànk xam ne liñ nar waxoon na leen ko bu njëkk boo doon deful nànk ay kilifa dina mës a ñëw bis di ko nangu boobu parce que loolu mooy réalité Sénégal moo tax kon état loolu mënoo leen ko régler nag état mënoo régler macha allah wax ji leer na tey am na solo waaw ginnaaw bi nga xamante ni bii nag félicité nañ la ci loolu mais aussi tamit di félicité ñi nga xam ne jiital nañ la parce que dafa am loo xamante ni bii yombut parce que Sénégal dañoo baaxoo lenn boo nekkee mbër wala nga nekk comédien wala nga nekk dara dañ la ca yam bu ñu ñëwee kii pour ñu jiital la problème la le fait que ñu jiital la ñooñu nit ki la ñuy xool ak tamit fasaxa wax ji macha allah yal na yàlla fal cet mais leer na te am solo leneen li nga xamante ni bii man moom laay wax gis naa leen keroog ngeen amal doxu ñaxtu ngeen amal ñaxtu ci télé bi mais c'est que mbir yi ci ñaxtu yooyu rek la nar a yam wala am na feneen foo xamante ni fii fa ngeen nar a jëmale mbir yi bu fekkente parce que ñaxtu yi man gis naa ay ñaxtu mais par exemple pour ñaxtu régler benn mbir nga laaj ko saa yow sa question fétiche la wala ok question bu am solo la lakk pëna kii yooyu lay xaar de may ma xool ko tuuti mais damay laaj ona lay laaj waaye eggalin ñaxtu bi ba fan ngeen nar a yegg ak ñaxtu wala fitna dañuy interpeller l'état du Sénégal mi nga xam ni état continuité la waaw jamonoy Ablaye Wade ñoom ñoo créé projet bi mais état c'est continuité la ay l'administration elle est écrite fi ñu toll nii Mountaga Sy mooy directeur u APIX te Mountaga Sy bi mu fi ñëwee ba tey dafa lem ay dossier APIX tal BRT xawma ay teer ak yooyu bàyyi projet APIX bi tey jii ba tey jii am na ay impacté yoo xam ne jotuñu seen i sec am na ay noo xam ne depuis 2016 ba léegi nii joxuñu leen seen indemnité est-ce que état boobu c'est sérieux c'est les hommes qui passent mais les institutions restent et institution bi tey dafa war a impenser ñi nga xam dañ leen a jëlee fa ñu dëkkoon
ndax ñu nekk ay patriotes jóge fa nangu defar seen réew. depuis 2016 am na benn maman bu ñuy wax turam bi laay jàppat moo ma rëcc maman boobu depuis 2016 moo doon wax ci conférence de presse bi 2016 ba léegi joxuñu ko chèque am ba pare nag encore terrain bi nga xam ne état moo ko jox ko de ko acte de conciliation bi ay délinquants fonciers ñëw ne ko ñëw moom terrain bi indi ci boobu indi ci benn bail donc te APEX kenn mënu fa am bail mënul nekk zone de recasement la titre transféré la dafa dañ ko transféré APEX pour mu jox ko les impactés kon Mountaga Sy ñu ngi koy interpeller parce que moom moo mën a régler le problème moom la ñu teg foofu te dossiers yi ña nga fa. kon moom ak domaine. mais ñëwagoo ba tey ci loolu laa ñëw maanaam tey boo interpellé soo interpellé état bi. mais def nañu benn. bu ñu état bi moom bu yëngatuwul. waaw merci beaucoup xam nga def nañu benn déclaration de presse. waaw fan la ñu jëlee ñun autoroute à péage la ñu jëlee. foofu lañ dëkkoon dañuy demaat rek sànc fa teg suñuy mat la waaw autoroute à péage waaw. oto yaa ngi ñëw di. amul problème ñun rey nañ ñu ba pare. koo xam ne da ngaa nangu këram. depuis 2016 nangu woo ko indemniser tey boo demee site APEX am na kër xam nga lan la ñu wax dañ ne nañ téye seen këyit yi xam nga la moo tax lenteur administrative bi am. depuis 2011 xaaral rek depuis 2011 saa ñëw ci yow laa nekk nii depuis 2011. waaw depuis 2011 laa la wax. lañ ñu indi foofu ba léegi nii tey mënuñ ñoo jox suñuy titre de propriété. suñuy këyitu kër ba tey jotuñu ci ay acte de conciliation lañ yor. mais blocage bi fan la ne. merci beaucoup Betty yàlla nga gudd fan. jamono boobu ñu ngi génnee ay boo ci ñoo xam ne projet bi taxu leen jóg. injustice boobu nan la mën a amee au sommet de l'État te su boo yooyu gouverneur moo ko signé ñun suñuy acte de conciliation gouverneur moo ko signé. kon gouverneur ko di bloqué. moo ko signé moo ko gouverneur non bu dee moo koy signé kañ bu dee signé na ko kan la ko jox mbalaxu bopp te amul ku koy jàppale yàlla nga gudd fan yàlla na gudd fan ba dugg ci kaso sa xaaral topp ko mbalaxu bopp yuur moo koy fet wax dëgg yàlla dama ne la ñun ñi nga xam ne ñooy PAP yi les personnes affectées par le projet titre foncier 6043 R bi ñu moom ko ñun ñu recasé ñu ñun jotaguñ suñuy titre de propriété jotaguñ suñuy titre foncier yi ñu waxoon wala suñuy droit de superficie jamono boobu ci ay espace public xaar ma daane sax jamono boobu ci ay espace public ak ay espace de haute densité mixte réservé à la population ñu ngi ciy dagg ay boo ay nit ñëw am fa ay boo te ñun ñu ma war a projet man seega béti ay boo yu gouverneur ci internet bi mais c'est des faux baux waaw déglu ma Kona c'est des faux baux Kona déglu ma faux baux yooyu boo duggee ci internet bi APEX terrain yi ñu fay jaay nag ñooñu lan la ñuy joxe APEX dégg wax naa ko ci sama introduction boo duggee ci internet bi ña ngay jaay rek terrain kooku waaw dama la ko leeral naa ko sama commencement nee naa la APEX kenn moo fa mën a dëkk ñaar mooy impacté recaser wala ki recaser jaay am na ñoo xam ne depuis 2016 fayuñu leen seen sec dañoo obligé jaay seen i kër ngir mën a bañ a jugi mën a jënd feneen fu oyof wala ñu mën a dem di luye mais ñi saa di wax nii ñooñu duñ ay impacté c'est pas des déplacés aussi waaw léegi agence bi ko indi nag parce que ñooñu ay clients la ñu yor seen xaalis war a jënd ñu leen di jaay waaw moom laa lay wax lan moo waral loolu ñi leen di jaay te jaayuñu leen ci 2039 logements yi ku ñu jaayewul ci 2039 parcelles yi perte nga sa xaalis fa nga jaay doo ko tabax ndax fi ñu lay jaay day nekk fu war a am château d'eau dañ fa réservé dañ tey pression ndox mi mu ngi wàññeeku dañoo def ay place foo xam ne château d'eau la foo xam ne école la gendarmerie sapeur pompier police ne leen yéen askan wi yéen a koy sauvegarder ba dëkk bi màgg ngeen ñu tabaxal leen ko fa léegi ñun di tabax suñu jàkka ja ñun merci beaucoup dégg nga boo bëggee dégg dëgg xola Papis Mbaye de moom danañ ko génne saa ma daaneel la suñu jàkka la tabax jamono yële ñu génn jamono ñu ñu génn am na benn autorité bu mag rakku Macky Sall la sax ñëw fa rakku Macky Sall la maire Parcelles maire Guédiawaye dimanche Aliou Sall ñëw na fa ci suñu benn espace ñun boo xamante ni école la door a doon école publique ñu ne xam nga 2 écoles publiques la ñu defal 2 postes de santé et cetera ne ñu bu feesee dañoo réserver yeneen espace yoo xam ni moom lañ fay def ñu mu ñëw jël ko bu ko def à usage privé bu ko def benn institut ñun ñoo taxaw xeex ko la population de la cité APEX ñoo taxaw xeex ak ñoom guddi dàq leen ñun di fa ay nervi ñu xeex ak ñoom dàq leen ba tey ji espace bi tey inspection ñi nga xam ne yor njàngale mi ñëw nañ tey ba war faa def fi mu toll nii école ba fa waroon am léegi tey ñun askan bi suñu amuloon taxawaay boobu tey détournement d'objectif boobu day am te suñu doom yi du am fu ñu jàngee ji nga li muy wax nii ñun on est un population modèle li muy wax nii ñun waa APEX dëgg la il faut que nga dëkk li ko dooree gàddaay jëm Kër Massar Malika ba ci APEX yi ba ci Tivaouane Peulh dafa am lu bees ji nga béréb yooyu kenn soxlawu ko woon démb ba nga ko doon dëkk kenn soxlawu ko damay naan sax tun alaaji Pade gi ñun doon tooñee comme nar naa doon commune tey ji commune sud bu deful nànk sax les mêmes problèmes yi ngeen dund nga ko dund maanaam gars yi lu sotti la ñuy wër depuis quelque temps li gàddaay invité na leen invité na fois Tivaouane Peulh amul jamono bu leen dul invité mais les mêmes problèmes la mais du am solution ñi ko war a régler est-ce que nekkul ni ñoom ñooy xëccoog yenn suuf si maanaam bu ñu waxee suuf fii APEX nga wax les domaines mais aussi tamit gouverneur
mais ñooñu ni ma déggee ngay wax titre de propriété tax mënoo leen ko am dafa mel ne tey jii yéen a ngi toog mais jàppoo leen ci dara parce que ñi war a régler seen problème vraiment ñooy xëccoog yéen suuf si. maanaam jàppuñu dara moom loolu moom wax bu daanu ci sareet la wax boobu moom mënul nekk. maanaam parce que nee naa la ñun dañoo am ay dalil. da ngaa dégg olof dama la bëgg a wax beneen maanaam fi la war a naxe bu la fay dóoree ku lay nax. waaw léegi xamala la tey jii injustice bu amee dafa war am ñu koy combattre fii am na ñu fi fotongoon léegi ba nar leen a taxañ ba nar leen sànni ci kaso bi askan bi bu ñu taxawee amut. mais la bëgg a xamal la ay kilifa nangu te mujjul fenn. maanaam c'est-à-dire que loolu mooy sama problème. il faut me laisser développer ba ma continuer ci lu ma la tey jii kii suuf si mu gis ñu di ko jaay. un certain Amar Kane la. Amar Kane mooy jaay suuf. waaw avec la complicité des autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci domaine boobu parce que dafa am ay services compétents yi nga xam ne ñoom ñoo yoroon projet boobu Amar Kane dañoo ubbi sax seen benn agence immobilière tuddee ko Renaissance immobilier fii ci Médina. bëgg a salfaañe bande yooyu ma lay wax. bëgg a salfaañe espace yooyu ma lay wax. kon ñun on est bien informé ñun xam nañ ñi ñuy xeexal xam nañ de quoi ils sont capables xam nañu suñuy droit te kenn du ko salfaañe. dañuy solo seen bopp léegi nag kii dafa ma laaj lu am solo lan ngeen ciy teg ñun autoroute à péage la ñu jëlee. jëlee ñu fa plus de 10 ans. tey jii ba duggee APEX am na ñoom seen kër dëruñu ko wallahi Sénégal ñoo bon ci néew doole. dañ la fekkoon ci sa sutura. fekk la ngay dund ci dund bu dal. ñu dindi la déraciné la foo dëkk 40 ans yóbbu la ci benn site joxuñu la say àq am na ñoo xam ne seen i kër ut bi da ngay dugg gis birig yi nii am na ñoo xam dañoo obligé jaay seen i kër daw ngir mën a jënd fu oyof. bu tey jii may waxee am na ñoo xam ne seen kër yi dëruñu ko kon donc tey loolu su amee dañuy dem autoroute à péage ba ñu jëlee woon. parce que dund bi ñuy dund. loolu mënul nekk waaw déglu ma rek loolu mënul nekk. mën nañoo waxtaan man maay wax ak yow. waaw boo bëggee boo amee péage moom konaa fondement ko moo waaw na ma may tuuti rek dama ne la dañ ñoo jëlee woon ci autoroute à péage bi jëlee ñu fa ñu jëlee woon bañuñu ci suñu bakkan xanaa yow maanaam koo xamante ni yow moom dundam bi muy dund dee moo ko gënal parce que tey ñun buñ ñu bëggee jël suñu àq yëla ñu am suñu bakkan gii lañ leen di tegal léegi nag daf leen di maanaam ci ñoom lay des ci ñoom lay des ñu rey ñu jaar suñu kaw def li ñu bëgg a def wala ñu am li ñu bëgg ci dëgg voilà seule la lutte libère waaw d'accord mais Kona man dafa am point boo xamante ni dafa dese leer ci sama nopp ba léegi muy li gouverneur signé nee nga am na ay booy yi ñu jaay moom moo ko signé ci loxoom yéen seen papier yi ñu moom moo ko war a signé wóor na signé na ko wala signé wu ko wala daf ko denc ci tiroir wala lan ñun man dama bëgg mu leer foofu xam nga ñun bu ñuy recaser bu mu signé ba pare kañ joxee ci moom laa lay xam nga bu ñuy recaser ñun waaw dañ leen woon APEX titre foncier ngeen di am waaw titre foncier yooyu noonu tey ñu jox ñu ay acte de conciliation essence ñun ay acte de conciliation lañ yor acte de conciliation xam ne gouverneur moo ko signé fi mu toll nii mooy suñu titre foncier nañu nag su ngeen demalee dinañ dawal 2 ans 3 ans seeni këyit titre foncier dina génn muy droit de superficie droit de superficie yooyu noonu depuis 11 ans ba léegi nag jotuñu ci léegi nag jamono depuis 11 ans ñun ñu waral projet bi jotuñu suñuy droit de superficie gouverneur ñu ñuy indil ay boo yoo xamante ni gouverneur moo ko signé waaw léegi gouverneur lan la teg seen loxo ci droit de superficie yooyu injustice bi mooy lan lu mu teg seen loxo tey suba ëllëg dinañ leen ko jox pour lan xam nga moo tax lenteur administrative yi am xam nga moo tax moom dañoo bëgg a lewal bandi yële ak espace public yi dañ ko bëgg a lewal xam nañ ni suñuy joxee suñuy këyit duñ ko mën a lewal léegi dañoo bëgg a lewal dañ ko bu ñu bëgg a rësal lële ba mu rës ñu soog ñoo jox suñuy këyit léegi ñun nag loolu lañ dul nangu on a compris que ni foofu àdduna du yàgg Macky Sall usage à haute densité mixte-là je tiens bien mes mots bàyyi leen li ma leen wax Macky Sall sax du fa tabax parce que foofu courant ba fa nekk rek plus de 180 kilowatts la foofu du ay du pour kër dañ fa def pour usage à haute densité mixte ñu dégg tubaab xam nañ li may wax te man li may wax nii nekkul maa ko créé doo ko def ci plan directeur bi ñoo ñu ko jox ci ay papier ne ñu lii la léegi ñoom ñu defoon loolu ñoo ñëw bëgg a def détournement d'objectif ñoom ñooñu léegi conseillé ngeen ay avocat pour ça on a tout ñun on a des juristes on a des avocats gis nga man mii damaa rëy làmmiñ rek moo tax ñu yebal ma fi mais ñu ma ëpp xam-xam ñoo toog fi mu toll nii di ma déglu man maay wax ak yow kon nag encore une fois arrêtons cette injustice et de jeu de casse-casse gis nga tey bi ñu defee conférence de presse maire Fatma Dieye tur bi ñëw na waaw keroog dafa jooyloo àddina bi ñu defee conférence de presse li ñuy wax état suñu état Sénégal yi jikkoy mbaam sëf lañ yor bi ñu defee conférence de presse lañ commencé di jukki gars yi di leen jox seen i seg ñu ngi koy joxe maire Fatma Dieye depuis 2016 jotul segam ci injustice mi ngi doog këram mu bëgg a ñëw tabax benn délinquant foncier indil ko boo ne ko maa ko moom ba ñu defee conférence de presse ce lundi ba jox nañ ko segam ñu toll ni ñu ngi woote ji joxe ay seg depuis 2016 laa la wax de ba léegi nii ñu ngi woote gën leen a wax rek ndax dañoo jub tapé la table lan moo tax ñoom ñu bëgg ñoo jox jikko bii
tant que merloo waxuloo. duñ la jox sa àq pourquoi les ngeen jël décision pour tëddi autoroute à péage. Sa Ndiogou Mbengue kenn tëdd. Sa Ndiogou ñun lu raw tëdd bétti man maay wax ak yow. lii lu am solo la may laaj. wallaahi ma main sur le Saint Coran. buñ ñu bëggee salfaañe suñu nekkin. ñoom ñu ko joxoon waxoon ñu ko ñoom buñ bëggee weddi seen bopp def détournement d'objectif. suñu bakkan yi dañ leen koy jox. loolu c'est très clair. on en disconvient même pas. temps ba ji ayca. waaw kon peut-être am na benn message booy terminer peut-être. li may terminer mooy damay interpeller éducation. am ngeen fa ay espace pour école. ñëw leen ngeen def ko ay école balaa délinquants yi di ko sàcc. waaw police am na espace boo xam ne c'est pour la police am nañ insécurité au niveau de Tivaouane Peulh te APIX moom mooy porte d'entrée commune de la commune de Tivaouane Peulh ñàgg. kon zone bu mel noonu dañ ko war a équiper sapeur pompier am nañ fa espace ñëw leen jël ko ñun nag askan wi ñu ngi suñu bakkan lañ ñu ngi leen koy xaar ñu ngi leen koy téel. APIX mooy entrée girafe bi. wala non yaa nga Namora. yaa nga Namora. yaa nga APIX booy dem Lac Rose bu fekkee prolongement VDN ñu nga jël. su dee boo dugg bu bari ay tali APIX moom boo fa duggee rek nga xam ne APIX la dugg. non APIX moom boo fa duggee rek nga xam ne APIX la moom. espace bi nga xam ne ay CM. ñooñu di jaay noonu moom daganul. ñoom Amar Kan la léegi ma wax la tey li may wax ni c'est très important sapeur pompier caserne espace bu mag am nañ ko fa. nañ ñëw def sapeur ndax sapeur yi fi mu toll nii soo leen woowee balaa ñoo ñëw lu ne la ñuy daj kon nañu ñëw. def ko sapeur kon temps bi jeex na. waaw damay tëj fii laay tëjee. école publique yi am nañ fa éducation nañ ñëw jël seen CM jël seen i école publique ñi nga xamante ne ñooy police nañ ñëw jël seen police ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor éducation ak lépp rek nañu xam ne ñun Sénégal APIX ñun duñu ay rebelle duñu ay dara dañuy xeex suñu ak suñu yelleef. macha allah te suñu ak suñu yelleef boobu noonu bañuñu ci dara képp ku bëgg a salfaañe suñu ak suñu dundin. ak ak yelleefu karaté yi. jaajëf waaw léegi maa ngi gërëm ki ma ñawal nag walaaw ma ci droit ki ma ñawal ngir yàlla bu leen ko dagg waaye dégg nga. non kenn du ko dagg waxal rek. kii la xoolal sama boy la. waxal c'est le bon couture moo ma def nii keroog tamit bi ma fi ñëwee noonu. ñu tudd Alaaji Dia ma koy wax Pooco. d'accord sama nit la maa ko moom c'est le bon bi sax sama kii la. luy numéro sama logo la. 77 051 99 08. jeex na maa bëgg ngeen ñëw mu ñawal leen. jeex na taal jàmbaar la de. amul problème na ngeen def nag. macha allah. xanaa mi yëpp ñu Abdou Khadir Gueye la man tur boobu moom